man Bassirou Diomaye Faye laa tudd, coordonnateur national du mouvement des cadres patriotes bokk ci kuréel gi di Pastef les patriotes ak ci coalition Sonko président. li ñu dajale fii tey mooy mbiru sunu borom sax lañ koy woowee, parce que bi ñu déposé bu ñu paree suñu enquête ci biir Pastef ci affaire u 14 milliards yi ñuy luubal, boobu mois de mars la woon. mais ni ngeen ko xamee mars 2018 ay affaires judiciaires yu bëri dañoo amoon, affaire jihadistes yi ñu doon jiñ ay nit, procès Khalifa Sall ak yu demee noonu. ñu doon bañ wax mbir mi ci contexte boobu rek, gars yi nëbbal ko ci affaire boobu mu weesu. ñu bàyyi ba lépp dal ñu dem déposer ci kanamu procureur de la République ab plainte le 4 mai 2018 mu déchargé ko numéro 7751. président Ousmane Sonko déposé waat beneen dénonciation IGE le 8 mai 2018 ak beneen dénonciation à l'OFNAC. ci organes yooyu yëpp nag OFNAC rek moo ci réagir, jël président Ousmane Sonko sur déposition signée. procureur de la République mi nga xam ne biñ fi tuddee mbiru Khalifa Sall nga xamante ne ci 1 milliard 800 la porté, dafa leen yéen journalistes yi yéen ñëpp wax leen lan moo tax mu war a topp Khalifa Sall. bii yoon ñu ñëw tegal ko lu toll ni 94 milliards mu lànk ne du ci mos a wax. ñi nga xamante ne moom lañ ci tuumal muy Tahirou Sarr ñu koy woowee Seydou Sarr ñu koy woowee Tahirou Sarr, wala Mamour Diallo mi directeur général des domaines, ba léegi dégg nañ fa ay plainte yoo xamante ne Ousmane Sonko teggagu ci bët. procureur de la République mi nga xamante ne moo téye plainte bi teg ci concam ba léegi instruire mbir mi. li xew mooy lan, dañoo fekk ab njaboot bu nekk Rufisque bu tudd muy njabootu njagandooy mi moom benn titre foncier ñu koy woowee muy titre foncier 1451 R. 1451 R boobu 256 hectares la. en 1978 ba léegi famille njagandooy mu ngi daw ci foqar ci bu ñu foqar ci suufam soosu, ndax mënu ci am, ndax suuf si dañ ko jël jox ko SNHLM. ay décret ñoo ko jox, ay décret 97 ak décret 2006. ci atum 2012 yoon jox dëgg famille njagandooy boobu ne ko suuf si yow yaa ko moom. famille njagandooy boobu di xaar indemnisation. ñu dem jëli fële benn samba boy ne ko kaay ñu jox ñu ne yow yaa moom suuf si, donte yow mosoo moom suuf si, kaay ñun dinañ bind ne yow yaa moom suuf si. jox ko lu ñuy wax acte d'acquiescement. lii c'est du faux, parce que boo demee ne kenn ko moomul suuf kaay ma wax yow yaa moom suuf si, mais puisque suuf si jël naa ko man nguur, yow kaay ma jox la xaalis, yow yaa ngi bëgg a jox génnee xaalis joxoo ko ñi ko yellool, ndax ñoo moom àq ci suuf soosu, mais yaa ngi koy jox keneen koo xamante ne boo toppee kayit yëpp yu nekk ci suuf soosu kooku amu ci benn wàll, mosu ci am benn wàll. ci at boobu 94 le 22 août 2017 la ñu signal Seydou Sarr ñaari acte, ay actes yoo xamante ne ay faux la, ñu jaarale ko ci ñaari société yoo xamante ne Seydou Sarr ci boppam moo leen moom, ñu koy woowee Tahirou Sarr.
ñu jël benn société bi di CFU conciliation foncière de l'UEMOA ne ko yow dañu lay jox benn acte jàpp ne yow yaa moom xaaj ga ci terrain bi jox la 49 milliards 950 millions daanaka 50 milliards njaboot gi xam leen ne depuis 2012 la leen yoon wax ne définitivement yéen a moom dëgg mais depuis 1978 fanweeri at ñu ngi daw jotuñu benn dërëm à part bi Seydou Sarr xamee ne mën na am 94 milliards mu dem nee leen jox leen ma problème bi ma dem jàmmarloog état jox leen 2 milliards 500 ba pare pour moom mu am 94 milliards. ñu jëlaat beneen société ci même date bi signé waat te ñi signé mooy ñan mooy Mamour Diallo di directeur des domaines Meissa Ndiaye di chef de bureau des domaines ci Ngor Almadies gii ak Seydou Sarr mi ñu wax ne yow mu ñu jiiñ ne moom suuf si joxaat ko beneen 44 milliards 229 millions 305 mille lépp boo ko boolee muy 94 milliards ak lu ko ëpp président Ousmane Sonko ku ne xam na lépp lu wàllu lubal àndu ci te bu mu nekkee ba léegi di feeñali seeni mbóot ñuy menacé di wax ay plainte di wax ay lu ni mel kenn mosul dégg fu ñu ko planté ku ne xam na ni leen waa ji li jëlee bu fekkoon na am nañ rek tarfatal ay ni bu ñu teg ci kawam kon nii denc nañ ko ndungu siin bu yàgg mais dañu amul dara luñ ko tuumal lu ñu def président Ousmane Sonko jotul lii rek dem ci procureur ndax ci Pastef ñun lu ñu xamee mooy lu ñuy wax rek dafa am ci document yu leer lu ñu koy teg dañoo def ab gëstu ci tribunal def gëstu ci impôt et domaine def ay gëstu sax ci yenn banques yi ba am ay chèque yoo xamante ne te ñi may dégg ñu ngi koy xam société bu ñuy wax Label Sénégal moo ko fayee njaboot gi ci tuuru Tahirou Sarr def ay gëstu feneen ak feneen ba lépp dajaloo ñu jël lépp ne procureur de la République yow la fi yoon teg yow yaa war a leeral lii am mbir maa ngi sa loxo duñu ci wax dinañ la bàyyi yow nga ba xool ndax di nga dawal ni nga dawalee ci mbirum Khalifa Sall ñu xaar ko lu mat 6 mois deful dara lu dul OFNAC mi convoqué Ousmane Sonko déglu ko ci déposition signée amul beneen organe boo xamante ne ci IG wala ci OFNAC dégg nañ ci mu yëngatu ñu ngi interpellé waat procureur de la République na wax sénégalais yi lu tax ñu war a tëj Khalifa Sall juróomi at ci 1 milliard 800 Mamour Diallo ak ñu mu bokkal mbir mii nii di wër di dox di liggéey di gis seen njaboot di organiser ay meeting à coût de centaines de millions ndax dañuy jàppale président de la République kese ndax Sénégal ñun dañoo fal Macky Sall pour ñuy dawal kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu la ñuy laaj procureur te ku ciy wax loolu moo war a doon loo xamante ne loolu nga addu parce que foofu la lépp nar a leeree ndax foofu la mbaxanu doonee benn mais dem ci journaux yi ki ñu wax ne moom la ñu jiiñ moom la ñu tuumal porté wul plainte lu dul ñuy gis ay ñeneen ñoo xamante ne au lieu que ñu ne procureur waxal lépp jeex ñu wax ne non Ousmane Sonko def fi jaar def ci bëggoon lii def ci bëggoon lee te lépp tegu ci ay sos kese ak ci tuuma yoo xamante ne amul benn firnde boo xamante ne li ñu ci wax yëpp dëgg la bi ci gën a tuuti mooy bu ñu waxee ne Ousmane Sonko bi mu doon liggéey boobu la sosoon société mënul nekk parce que boo xoolee acte notarié ci ñaari société yu ñuy wax société Atlas bi nga xamante ne moom la moom ndax nag boo dàqee nit ci administration ndax dañ ko bëgg a toroxal waaye yàlla def na ci jaar-jaaram am na xam-xam ju ma mën a liggéeyalee boppam pour tëdd ak moom njabootam xanaa di nga ko nangul mu créer société mën a liggéey loolu c'est le minimum mais
ñu nekk ci loolu au lieu que ñu wax procureur mu wax ñu delluwaat di wax ne Ousmane Sonko dafa dem ba ca biir mu créer beneen société te boo xoolee société boobu sax bu ñuy wax noonu moo jiitu société Ousmane Sonko. kon ay nit ñoo xamante ne dañ leen di waxloo parce que ñi nga xamante ne ñoom la mbir mi concerné ñemewu ñoo wax ndax kon lépp ci yoon lay feeñee xamuñu ndax dañu leen fay wala déet mais ñoom ci seen bopp ku mel ne Madiambal Diagne balaa mu doon wax sax ñun waxoon nañ ñu ne dina wax xamoon nañ ne dina wax ñun ñi ñuy interpeller ñooy ñan parce que Madiambal Diagne ñun dañ koy soofantal ndax ku ne xam na jaar-jaaram dañ ko tëjaat ko ci tuuma yoo xamante ne daf ko teg ci ndodu jàmbur te tegu ko fenn décision de justice yaa ngi fi à n'en plus finir kon amul sax crédibilité bu war a tax nit Madiambal Diagne di wax mu koy gëm mais ñi ñuy interpellé mooy ñan mooy ñi nga xamante ne dañuy xeex lépp luy luubal alalu askan wi ak xeex ger ci réew mi muy société civile forum civil transparence internationale forum du justiciable ñu ngi leen di invité ci séance de travail nañu ñëw ak syndicat yi peuple sénégalais dans son entièreté jeunes yi nga xamante ne chômage lañ di xaw a rey borom société yi nga xamante ne ñu ngi leen di tëj parce que état fayu leen école yi nga xamante ne ñu ngi dàq lu mat 40 000 étudiants parce que amuñu lu ñu leen di fayalee. nga xamante ñu ngi dem di leb ci seen tour chaque jour ak tous les acteurs politiques bu ñu ñëwee ñu jël lu ñu moom jox leen ko pour ñu dem am élément yu leen mën a permettre ñu reposer le véritable débat muy 94 milliards yi ñuy wax nii yu Ousmane Sonko suli fan la ko teg bu dee dëgg la lu tax yoon tegul loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko def. kuy wax ju dul boobu waxu kasaw la nga ciy wax te loolu du ñu détourné ci fu ñu nekk nii à moins de 2 mois de la présidentielle président Ousmane Sonko tal na leneen lu dul ay énergumènes comme Madiambal Diagne di ko divertir duñ ko accepté bu ko bëggoon def sax duñ ko ci topp duñ ko bàyyi mu wàcc yoon bi nga xamante ni ci la nekk parce que ñun xam nañu depuis 5 ans ci lu ñu nekk mooy fexe ba sénégalais yi xam jafe-jafe ñuy dund boobu ba léegi lan moo ko waral ay jëfa njuuma yu mel nii moo ko waral dettu établissement supérieur yi tax ñuy dàq étudiants yi mais ñaata milliards la 16 milliards lii 94 milliards ñu ngi koy jox juróom-ñaari nit ñu jël 40 000 ci suñuy doom yi nga xam ne ñoo war a yor ëllëgu Sénégal 16 milliards ñu teg leen fee santé kenn mënul faju bu baax école kenn xamatul lu mu doon mais tout ça parce que 2-3 hommes d'affaires 4-5 politiciens ak 2-3 hauts fonctionnaires se sont sucrés sur le dos du peuple sénégalais bu ñuy wax sénégalais détourné nañu 94 milliards yi au lieu que ñuy exiger que la lumière soit toute faite ñu ne loolu mënul nekk. comme si président Ousmane Sonko bu muy dénoncé ba léegi gis ngeen benn plainte rek bu ko topp annoncé wuñu fa woon plainte Franck Timis parce que président de la République ñemewul woon porte plainte Franck Timis mosul porte plainte président Ousmane Sonko waxuñu fi woon ay plainte ci affaire amnistie fiscale yi plainte mosul am 94 milliards yi yéen déggoon ngeen ci plainte ba presse bi bind ko ba léegi président Ousmane Sonko jotul benn plainte doo leen mos a dégg plainte parce que bëgguñu mbir mi leer la vraie question lii la est-ce que sénégalais tey pare nañu pour exiger que toute la lumière soit faite parce que dëkk bu respecté boppam citoyens yi respecté seen bopp jëfu njuuma ji bu fa amee ñoom ñoo war a jël seen responsabilité